monsieur le maire Abdoulaye Dièye ak Cheikh Ahmadou Kara Mbacké le 10 novembre ci guddi à 23h lañ doog a gisee doog a xamante. jour le 11 mu taxaw ci kaw tribune ne Ablaye man maay baayam Ablaye sama dooma te Cheikh Ahmadou Kara Mbacké du koy juum. bu demee ba tànn nit ak Thiès nu ñu toll li fi nekk ci ay kilifa ak jour boobu la fa jaar ci ay kilifa politique kenn xamul nu mu toll. jëm ji mu doog ko gis la première fois seen waxtaan ñoom ñaar motul sax 15 minutes li may wax Bassirou Seye bu fekkee mu ngi fi seede la ci mu doomo mu bàyyoo ko loolu c'est pas un hasard jour ba mu ko defee ba fii may wax ak yow nii bu woon président Abdoulaye Dièye léegi da koy naan allo monsieur le maire. kon avant ñuy wax waxu élection porté na choix am ci moom falal na ko boppam fal ko bañ demee bay waajal élection nag mu woo ma ne ma kat la ma waxoon duma ci jóg ndax Ablaye dafa war a nekk maire Thiès ndax Ablaye sama dooma mais nag dafa am lu jar a leeral xam nga ñu bari dañuy jàpp ne sëñ bi moom day xool lu ko neex rek wala boo dul taalibeem lu ne mën nga ko xalaatee te ñu ñi daje nii ñëpp duñu ay taalibe sëñ bi ñi daje fii am na ci ñoo xamante ay taalibe lañ am ñoo xamante ne ay militants Hizbul Haq lañ PVD projet de société bi Cheikh Ahmadou Kara proposé Sénégalais yi boobu lañ sopp nangu ko ànd ci ak moom. Cheikh Ahmadou Kara ba muy tànn Ablaye dafa fekk mu waxtaan ak moom ba xam lu mu mën lu mu xam ak fu mu mën a jëmee dëkk bi mu jox ko ay xalaatam Ablaye Dièye mii nangu ko mu teg ko loxo te ku Cheikh Ahmadou Kara Mbacké teg loxo amul dara la mën a téye moo tax ba élection yi demee ni mu demee à Thiès coalition yu bëri taxaw Benno Bokk Yaakaar taxawee nii ñële taxawee na le ñële taxawee na le ñun ñu teg suñu coalition tudde ko coalition ànd sigil Thiès coalition boobu lu toll ci 21 ci ay parti ak ay mouvement ñoo ko bokk bañ ko taxawalee ñu war a defar liste yi président Abdoulaye Dièye mii tànn ma def ma mandataire daam puy wax na ko léegi fan yi dégg ngeen ci rajo yi mandataire ba nekk Matam ñu jox ko kayiti pour mu dem préfecture mu daw dem ba kooku mënatul nekk candidat nit koo wóoluwut doo ko nekk mandataire donc confiance ba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni am ci moom lu ko ëpp wala lu ko raw wala la day noonu Abdoulaye Dièye mii confiance boobu la am ni man loolu dama koy seede parce que li ñuy liggéey nii depuis plus de 1 an presque Ahmed Mbaye mii seede la ci dañoo toogoon di waxtaan Djili Sapir mii seede la ci chaque jour ma ne ko maa ngi dem réunion dañ doon sàcc di wéet di tabax ba affaire bi jàppandi parce que ñun xamoon nañ ne lii nii buñ ko préparé wul fu ñu jëm mënuñu faa egg. C'était un long processus bañ demee ba lépp taxaw ba ñuy defal liste yi gis nga ku mel ni Mambay mi ba ñuy woote di daje daanuñu ko ci boole waaye bu ñu réunion woon ba pare dañu koy woo téléphone ne ko wax nañ lii ak lii ak lii xam nga lu tax dafa bokk APR te liñ doon def muy ku bokk APR oo feneenoo duñ nagu mukk nga rax ñu wala ñuy jaar ci yow wala leneen ak leneen ñu am ci moom une confiance totale impliqué ko de A à Z dans tout le processus et dans tout le processus li nga xamante ne mooy xeex Benno Bokk Yaakaar fii le président Abdoulaye Dièye a toujours eu le soutien inconditionnel de Mame Mbaye
loolu moo tax ba ñuy defar liste yi président Ablaye moom mooy président coalition ñu ne ko seetal noo xalaate ñu defe ko noonu mu ne ah moom bëgg na nekk maire est bëgg na nekk maire ville ñu ne ko ñun du ñu wuti beneen candidat dañ lay investir ci est bi investir la ci ville parce que ña nga xamante ñoom ñoo koy xëccoo da nga dul seen moroom luy loolu Yankhoba Diattara candidat la Yankhoba dafay jot a nekk 2004 ba 2014 yàgg fi lool nekk maire def fi lu ne fang ba ñëpp di koy gis Idi rawale ko yóbbu ko conseil départemental élection 2014 ñu dem mu ànd ak Talla Sylla def Talla Sylla maire de ville doxuñu tuuti diggante mag Talla Sylla yàqu Talla am bilan war ko proposer Thiessois yi war ko défendre ñun ñu jàpp ne Talla liggéey na waaye lu mu liggéey ñun dañ ko xeeb par rapport ak li mairie bi war a def kon am nañu droit am nañu sañ-sañ du ñu wuti beneen candidat dañuy naan commune Thiès Est Ablaye Dieye mii lañ fay jiital ñëwaat encore jiital ko ci ville ba loolu mooy suñu yéene te loolu lañ def ci liste yi président ne ma man kat gars yi boobu ñu ngi ci réunion bi bu ma ko sañoon jigéen ñi dañ leen di jox seen cër parce que jigéen ñi dañoo yàgg a sonn ci politique te li ñu seetlu mooy lii rek am mooy mobilisation am nga diw leen ci ay kaar ñëw teg bu ñuy fal ñu far góor ñi bu liggéey amee ñu jox góor ñi jigéen ñi daal nañ toog ci koñ ba ñu jox leen ay financement ñu liggéey li may wax xalaatam la du man mu ne ma loolu laa bëgg mu jeex man xam naa ne yow en tant que coordonnateur national d'un parti waroon nañ am fu ñu la teg mais dama bëgg nga bàyyi ñu jiital jigéen ñi ñu dem commune ouest jël ku ñuy wax docteur Djibril Sarr ñu teg ko ci mairie boobu jël suñu sœur Adji Diatta def ko ci liste proportionnelle bi ñu ñëw Thiès Est mu ne ma Mame Mbaye Guèye laa bëgg ñu teg ko foofu ma ne ko la ma sax Mame Mbaye Guèye sax yow xamoo ko c'est ma sœur maak moom ñoo bokk taatu garab bi ñuy toog naan ataaya kon lii moo indi Mame Mbaye ñu jiital ko te mu nekk njiit boo xamante ne aussi dañ ko nangu parce que dañ ko teg foo xamante ne ñun am nañ yaakaar ne position boobu ñu ko jox mën nañu indil ay voix ba pare bu dee jigéen aussi taxaw ci biir mairie dina am liggéey boo xamante ñun bu ñu nekkee ci ginnaawam nangu koo dolli ci loolu te def ko ak xol bu rafet mën nañoo changer dëkk bi kon dama bëgg a wax waa PVD boo demee commune nord loolu dafa am solo ñu wax ko parce que aussi njabootu Sine bi dafa yaatu ci commune nord am na ku ñuy wax Ousmane Diop moom lañ fa investir ak Boubacar Ly kon ma bëgg suñu bulletin de vote moom nii lay mel incha allah wara bi dinañ ko yaatal ngeen xamee ko ku nekk nord ku nekk est ku nekk ouest ak bu ville bi ngeen tasaaroo ko mu yaatu. ma di leen dalal ci biir coalition ànd Siggil Thiès ñu am ci nag président Abdoulaye Dieye comme le président de la coalition président Abdoulaye Dieye nag ku neex a présenté la ndax kat nekk na maire officieusement lan mooy officieusement mooy doon na ko te àggagul ci mairie bi fi ma ko teg mooy que ni bu ñu wootee ci éducation mu njëkk a ñëw j'en ai témoin je suis témoin du moins je suis témoin des faits bu ñu wootee ci santé mu ñëw bu ñu wootee ci environnement mu ñëw bu ñu wootee ci culture mu ñëw bu ñu wootee aussi ci religion kenn du ko fa jiitu kon kooku
nekk na maire te laajagul baatu askan bi. may dolliwaat rek ndax xëñ na Adja Binta li mu wax tënk na lépp li may dolli rek mooy lenn mbir mi xeexu koñ la nawetaan la ku nekk ak sa koñ ku nekk ak sa gox ñun ñi ñëpp xamante nañu xam nañu la ñuy tekki ci suñu fa ñu dëkk ku ci nekk mën nga dugg ci kër bu nekk ñu dolli proximité bi ndax daanaka ñu ngi ci woon ba pare mais dañuy dolli proximité bi woote wax nit ñi ci la ñu jëm ci li ñu jëm nag élection locale la ñun suñu commune surtout Thiès Est kenn mënuñu ko defaral lu dul suñu bopp kon ñun ñoo war a laxasaayu taxaw temm defar suñu gox ba mu normal te li ma bëgg ci commune Thiès Est monsieur le président monsieur le maire Abdoulaye Dièye mooy que ni ñun suñu Thiès Est dañ la koy jox lu ñu gëm la te buñ la ko joxee dañu bëgg mu nekk Thiès Est mu nekk mairie phare une commune phare képp kuy toog ci Sénégal booy joxe exemple ci mairie yi na nga ni maireu Thiès Est booy joxe exemple ci commune yi na nga ni commune Thiès Est programme nag bi mu ñu tegal buñ ci laxasoo def ci liñ ci war a def jël mairie bi teg ko ci loxoom dinañu gis ni suñu Thiès Est amul commune bu koy gën a kawe ci taxawaay ci éducation ci santé ci lépp démb damay waxtaan ak benn jigéen bu dëkk Randoulène nekk Dakar dafa ñëw ba ci guddi gi mu woo ma téléphone mu ne ma maam Thiès lëndëm na gaaw leen jël mairie bi Thiès lëndëm na loolu nag mu nekk loo xamante ni ñëpp a ngi koy jooytu ñu ni Thiès salte na Thiès tilim na mu nekk loo xam ni ñëpp a ngi koy jooytu monsieur le maire Abdoulaye Dièye loolu daal nekk na suñu dénkaane yi nga xamante ni dañuy dolli di ko tegaat sa loxo di sant aussi encore waa PVD di leen gërëm di nuyu waa Diamaguène di leen sant di leen gërëm. mi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale néegu doole yi mi ngi def social fépp ñëpp dégg nañu ay activité am ak li muy def ci biir Thiès ñu ngi ciy teg monsieur Lamine Sène suñu coordonnateur. moom mi nga xam ne lépp moom la monsieur Lamine Sène nit ku baax ku am kóllëre ku bëgg nitam ñu ngi koy sant di ko gërëm amuñu fayam mention spéciale à sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax moom moo ñu joxañ monsieur le président Abdoulaye Dièye ndax su ko neexoon joxuñu fayeen kon tamit foofu la ñuy dem même su neexul tamit foofu la ñuy dem waaye ndokk ba ñu joxañee monsieur Abdoulaye Dièye waa jigéenu PVD Thiès yëpp ñu ngi sa ginnaaw fas yéene ànd yow takku suñu ndigg fas yéene liggéey fas yéene le 23 janvier ñu fas yéene laa fal nga nekk suñu maire incha allah. monsieur le président ñun faamu PVD ñu ngi sa ginnaaw muy taw muy naaj ñu fas yéene takku suñu ndigg fas yéene liggéey ànd ak yow incha allah. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes les inconditionnels de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. loolu mooy ñun amuñu choix ci lu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nekk. xam nga monsieur Abdoulaye Dièye ku jar a jàppale la parce que dafa baax dafa yaru te dafa nekk ci ñi nga xamante ni émergence bi ñoom ñoo ko mën a def mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di def te yoruñu li ñëpp bokk. kon kooku soo amee tuuti ndimbal soo bëggee dénk moom ngay dénk moo tax kon bu dul woon Cheikh Ahmadou Kara sax ñun mën nañoo ànd ak moom mais dañuy wax ni ñun ànduñoo ak moom moo ànd ak ñun ndax ñun dañu yor projet de société boo xam ni projet bi ci idéologie Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul la tënku te loolu lañ gëm ni lu dul Sénégal loolu moo koy développé te moom mu bokk ci ñi yàlla dimbali ñu nangu loolu ba pare moom yamul ci loolu. daf ci dolli wax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dama laa def ngay suma baay moo tax moom moo ñu moom. monsieur Abdoulaye Dièye dama lay wax pour ñun waa diwaan bu la neexee bul mobiliser ñun amuñu choix ci ànd ak yow ndax ñun amuñu ku dul Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni
ku ko ne yow la ñu ne la yow la ku ko fi bàyyi ñu maandu ci yow te moom lañ gis mu ni ko yow la moo tax ñu nag lépp lu ñu am dinañ ànd ak moom ci lii mu bëgg te incha allah dañuy triomphe nag laa wax ndam mooy ñëpp dinañ xam ni ñun ñoo gën ci askan wi ndax moom yéen ñëpp xam waxuma politique man maa ngi wax nit moom dama ko yàgg dégg ci ay action yoo xamante ni moom moo koy def à fonds propre ñëpp di ko rafetlu kon kooku suñ ko dénkee lu ñëpp bokk dana ci bàyyi xel suñu borom ndax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ku dul bàyyi xel yàlla doo ànd ak moom parce que dafa am fu mu nekk léegi moom su demee fekk ko fa rek dañuy gëm ni moom ma nga foofu moo tax damay invité waa Thiès ñu dénk monsieur Dieye lii mu bëgg muy mairie bi bu ko defee liñ ci bëgg bu ko defee li ñu bëgg dafay am ndax développement ñooñu ñoo koy def maa ngi dégg léegi suñu mbokk taalibe bi wax ko yamul fii dafa am fu ñu jëm ak moom parce que dañu bëgg ñun bu ñu demee ba ca kaw ñi ñuy jiite doon ñoo xamante ni dañuy bàyyi xel suñu borom te jamono jii lu ñu gëm mooy projet de société Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul képp ku pare pour adopter ko rek c'est parce que yaa ngi bàyyi xel suñu borom ndax ku bàyyi xel Serigne Touba yaa ngi bàyyi xel suñu borom te moom foofu la nekk. monsieur Sène mii Cheikh Ahmadou Kara jiital nag moom yéen a ma ko gën a xam moom il est extraordinaire waaw ndax yombul dafa am fu mu nekkoon bàyyi loolu te wax ko publiquement dafa wax ne dafa am fu ma nekkoon bi Cheikh Ahmadou Kara wootee ma xool xam ni foofu dafa lëndëm te man ma am lu ma bëgg suma diggante ak suma borom ma bàyyi ko fa daal di ñëw ànd ak yéen loolu rek dafa doy profession de foi kon ñi ngi lay wax ni ñun ñi ngi seen ginnaaw ci ginnaaw nag li ma waroon a njëkkee mooy sunu kilifa yi fi toog commencé ko ci Ndukumaan Seen nga xam ne sunu jëwriñ la sunu lépp la Cheikh Cissé mi ngi nii toog jëwriñ Massamba ngi nii kii jëwriñ la ci man lii kër Cheikh Ahmadou Kara rek la am mooy nit nekk si kilifa mën laa téyel micro kon bu ñu ko diggee Ablaye Dieye war na koo gëm parce que ñun foofu lañ nekk jëwriñ jële nekk ci xiin yi jëwriñ la te mbooloo mi mu yor xaajul ci saal bi muy jëwriñ Moodu bu jëy sun kon lii fi nekk nii du ñun ay bopp la rek ci mbooloo mi peut-être ni mu demee la ak déficit de communication bu xaw a am de notre part ndax monsieur Sène li mu war a def moom def na ko mais na nga dalal sa xel ni Thiès lépp luy wuyoo Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni kartam pour coalition bii la loolu ñun amuñu ci choix dañ ci jot ndigal ci suñu jëwriñ capitaine Krafal te moom lu mu ñu wax loolu la Cheikh Ahmadou Kara wax te ñun lu Cheikh Ahmadou Kara wax la ñuy def te nag moo nu defar de te suñu koñ ya dara lañ fa Ndukumaan Seen mi exemple la kii donc su bëggoon maire Thiès da koy doon yéen a ma ko gën a xam Cheikh Cissé su ko bëggoon da koy doon léegi ñun ñoo ñëpp ñu ngi rangé wu ci ginnaaw monsieur Ablaye Dieye kon monsieur Ablaye Dieye su fekkee dafa ak bagage bi mu am yëpp mu ànd ak ñooñu ñëpp dañuy wax ni dalalal sa xel ku am Cheikh Ahmadou Kara ñàkkoo dara te am nga sëriñ kon pour bañ a monopoliser parole bi ñi ngi remercier ñi fi nekk ñëpp te leen wax ni bu ñu génnee ci salle bi bu ñu yem ci lii nañu jàllale information bi xam ni l'homme qu'il nous faut mi ngi nii toog nañu wax li mu def nañu wax ki mu doon dafa baax dafa yaru dafa yàgg jël alalam di def ci dëkk bi te yorul daray kenn kon kooku soo ko dénkee lu ñëpp yor du ko def ci poosam kon nañ leen ko soutenir te ñëpp xam ni moom bokk na ci ñuy défendre le projet de société de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni basé sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ndax ñun loolu lañ gëm dëkk bi dara du ko doxal lu dul projet boo xam danaan yàlla nee na yonent bi nee na Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nee na te loolu l'exemple patent dafa leer Touba c'est un village Touba village la su demee bañ naan bokk na ci dëkk bi gën a am rendement économique ci Sénégal wala ci àdduna bi c'est parce que dañ fay dunde ni Serigne Touba bëggee te moom dafa nangu idéologie boobu moo tax ñu am yaakaar ci moom te gëm ni fi mu bëgg a dem dina fa yegg ndax ki ko teg loxoo tax
jërëjëfe borom Touba.